waaw ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal ci teewaay bi ñun nag ñoo fi toogal waa Dougar ci xew-xew yi nga xam ne nii moo fi jot a am mat na fukki at ci gannaaw ba léegi ñuy xeex ba doon yàlla tey liñ jaaxal nag lundi dañoo toog muy altine bi passé ñu ne ñu que dafa am kër yoo xam ne dañ koo yàq foofu toj fa ay oto maanaam def yëfu saay daal ci gàttal ne nag waa Dougar yi lañu wax ne ñoo ko def bi ñu gëstoo xool seetaat amul fenn foo xam ne ni rek waa Dougar yëg nañ fa li ni mel te ku ma ci jokkal téléphone dafa ma naan yaa ma ko yëgal de loolu yëguma ko te nag depuis ci gàttal bi ñu nekkee ci xeex bi ba léegi Dougar mosuñoo agressé ay nit musuñu fekk ay nit yu nekk seen biir kër ñu toj ko musuñu fekk tamit di sàcc ay téléphone jàmbur maanaam ci wàllu yàq-yàq bi nga xam ne moom la suñu concurrent yi nekk tey ji di teg ci kaw askan bi ndax balaa kenn muy pick-up li nga xam ne moom la ñu amal problème ci wàllu nag pick-up moom dégguñ ko bi yoon daanaka ci wax ji mais ki nga xam ne moom lañ ci dégg mooy ki nga xam ne moo ko yoral drapeau blanc muy Abdoulaye Sadikh Bèye mooy directeur u port li mu wax nag ñaawlu nañ ko ndax boo di njiit nga bokk ci administration wu Sénégal tey ji population bee tax mu toog fi y compris population wu Dougar ndax ci sénégalais yi lañ bokk bu mënee ñëw toog dégg ne toj nañ ay kër ci ay ndawam ñu nekk ci biir liggéeyukaayam mu ëlbatiku wàcc fa nu mu gën a gaawee taxaw duut baaraamu tuuma population Dougar ne ñoom ñoo toj ñoom ñoo yàq vraiment rafetlu wuñ ko ñaawlu nañ ko te li nga xam ne ni moo ci war dinañ ko ci dox wax ko ci moom nag jàppal na drapeau blanc naar yi duñ ko bañal comme Sénégal fii ki nga xam ne ni moo la ëpp doole ëpp la xaalis moom lañ gën a fullaal tàmm nañ ko miis nañ ko te xam nañ fii tamit ci jamono jii ne wàllum nervi dafa xew da ngay jël say samba boy ñu defal la neex nga jug jiñ ko kala neex te boobu ba tey ñu ngi daw nag lu ñu mën ci coow bu ñu toogee ba nga xam ne nii def nañ procédure ba yóbbu leen tribunal ba ñu jot këyit mooy këyit bi ngeen jot léegi assignation bi ba ñu jot këyit ne xam ne dañoo war a taxaw tribunal dootuñ toog dootuñ taxaw dañuy nekk ci jafe-jafe te comme ñoom nee nañ dañoo nekk ci seen droit te ñoo wóolu nañ seen bopp bu ñoo wóolu seen bopp bu ñu leen woowee tribunal lu ñuy tiit lu ñuy ragal ba mu jaral leen yenn montage yi ak yenn ñaawteef yi tey bu ñu yàqee ay këru waa cité du port ba muy toll ci 20 amul lenn loo xam ne ni apporté na ko population wu Dougar population wu Dougar rafetluwu ko ñaawlu nañ ko te taxawuñ te doxuñu ci yooyu ñaawteef bi ñu tàmbalee ba léegi foo déggee Dougar jug na daa fekk ne dañoo ñëw xoqatal ko fekk ko tooñ ko jaay ko doole mu génn riposté waaye ñu ne xale yi jug nañ mànkoo nañ dem nañ di agressé ay nit ba di fa sàcc ak di fa toj di yàqate bokkul ci waa population Dougar xamee wuñ leen ko depuis fukki at nag ba léegi benn ñaawteef defuñ ko duñ nangu tey ji ñu jël benn ñaawteef di ko teg ci seen der ab Bèye nag moom mi DG wu port nii la mën a defee ndax comme moom mi ngi ci li mu ne dégg nañ ko du benn du ñaar muy défendre pick-up tey la wàll gën a aay li mu def nii nag moom séntu woon nañ ko ci moom waaye comme en tant que dirigeant benn conseil rek lañ koy jox mooy comme fi ay moromam jaar na teggi tànkam te xam ne ñun ay sénégalais lañ comme moom bu naari demee ñun ñoo fi des ak moom te ñoo bokk réew mi kon na teggi tànkam population Dougar nag amuñu benn problème ak waa port mu fa dëkk ndax ay sénégalais ni ñoom ñiy pick-up ànd ak waa port ñoo am xolu fekk waa Dougar am seeni kër ñu toj ko tabax ci kër jaayaat ko waaye waa Dougar amuñu xolu fekk sénégalais bu dëkk di leen yàqal ci liñ nekk ngir ñoom seen am-am kon bokkoowuñ ci benn boor léegi nag li ëpp solo pick-up na dem wuy ji tribunal bañ ko woow le 29 moo ëpp solo lii nii ñuy def nii waaw ndax wiiri jaari ndaari ñun li ñu nekk dawuñ ci ragaluñ ci daayuñ ci bu ñu eggee tribunal nag lépp dina leer bu neexee yàlla. jërëjëf madame Diop Ndour. ah combien de fois j'ai dit madame Diop Ndour
Je m'appelle Diop Ndour, directrice du CRCI, cabinet de consultance qui représente la population de Dougar. Sur le début, la fin. Ok, c'est bon. ñu ngi gërëm Daouda Faye ak madame Diop Ndour mi nga xam ne ñoo yore woon suñu kàddu ci wolof ak ci nasaraan di gërëm mbooleem ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom te bokk ci cadre d'échange, de réflexion et d'action pour le développement de Dougar muy CERAD. Man duma wax li nga xam ne madame Diop Ndour ak Daouda Faye wax nañ ko. Je crois que li ñu wax leer na nañ. Xam nga policiers yi nekk Sénégal ak gendarmes yi nekk Sénégal bu ñuy enquête ci benn mbir bokk na ci ñoom lu ñu leen jàngal dañ leen wax ne bu ngeen di enquête ci ñaawteef ngeen bëgg a xam lii nii kan moo ko def bokk na ci li leen mën jàppale ci seen enquête ngeen wax ngeen posez-vous la question de savoir à qui profite le crime. Donc ñun war nañ am taxawaayu enquêteur pour ne à qui profite le crime de la vandalisation de 20 maisons de la cité du port. Ñun waa FRAPP jàpp nañ ne ça ne profite pas aux habitants de Dougar, ça ne profite pas à la population de Dougar. À qui profite le crime? Pour tontu ci li may wax mooy loolu noonu ñu wax ne dañoo saccagé vandaliser ñaar fukki kër bi boo ñu jàpp ne bu ñu xoolee lan moo am diversion lan moo am manipulation lan moo am diabolisation. Qui a intérêt à ce que tey jii nii ci dossier wu suufu Dougar mu am diversion au lieu ñu wax ci ndeyu wax ji fu mu nekk ñu ngi naan waa Dougar ñoo toj tojuñu ñoo yàquñu waxatuñu ci ndeyu wax ji. Donc pour man lii xew Dougar ak ñi ci wax yépp c'est une entreprise de diversion, de manipulation, de diabolisation. moo tax nag dafa am solo ñu wax ci ndeyu wax ji mooy lan mooy dañoo jël suufu waa Dougar bëgg simmi waa Dougar jël seen yére solal ay marocain loolu mooy wax ci leneen luñ fi wax amul solo dañoo fekk waa Dougar ñu sol seeni yére ñu simmi leen ba ñu set wecc bëgg jël yére yooyu jox ko ay doomu Maroc muy entreprise bu ñu woowee Peacock. wax ji nag mooy loolu dañ koy nangu wala duñ ko nangu waa Dougar ne duñ ko seetaan tey du fi amee tey habiller Paul déshabiller Paul pour habiller Jean duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg habiller Doudou déshabiller Doudou pour habiller xawma Fatou wala déshabiller Fatou pour habiller Doudou duñ ko fi nangu tey duñ ko fi nangu ëllëg te am nañ ci droit loolu mooy ndeyu wax ci. Mais on a intérêt aujourd'hui à faire dans la diversion. On a intérêt aujourd'hui à faire de la manipulation, à faire de la diabolisation pour que l'opinion publique nationale bi dootul àndati ak waa Dougar. waa ji waxoon na ko de bu ñu moytuwulee ñii di def ñaawteef ñun dinañ leen bëgg fekk ñi nga xam ne ñoom la ñuy noot ñu bañ leen. loolu la ñu bëgg fii les victimes s'appellent les populations de Dougar les victimes mooy ñi dëkk Dougar ñu bëgg a nangu seen suuf jox ko ay doomu Maroc. Peacock boobu biñ koy jox suuf si dañ ko waxoon mu def maanaam day def ay logements sociaux kër bi gën a moins cher ci Peacock lu muy tabax foofu mu ngi jar 16,9 millions. ngeen foog ne loolu dëgg la 16,9 millions c'est un logement social
ban journaliste moo ko mën jënd kan ci yéen journaliste moo mun jënd 16 millions 900 ñu ne loolu mooy logement social loolu du détournement loolu du sàcc loolu du fen ba aakii moo suufu ay sénégalais suufu ay sàmmkat suufu ay béykat c'est-à-dire que Peacock lu mu def état du Sénégal bu amoon ful ak fayda da koy toj maanaam da koy naan lii lañ la joxoon pour lii la defoo ko toj nañ ko waaye état bu responsable sax da dul fekk say sàmmkat di fekk ay béykatam di nangu seen suuf di ko jox doomu marocain wala doomu ku mu munti doon lii mooy enjeu bi lii mooy wax ci waa Dougar ne duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg donc wax ji mooy simmi ay sénégalais jël suuf ci ay sénégalais jox ko ay marocain waa Dougar nee nañ d'accorduñ ci waa cadre d'échange et de réflexion et d'action pour le développement de Dougar CERAD ne ñoom ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg ñun nag waa FRAPP ñu ne d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg moo tax ñu ànd ak ñoom depuis ñaari at di xeex ngir waa Dougar jot seen àq jot seen yelleef ñun nag bañuñu doomu Maroc bañuñu bépp askan ci àddina bi waaye nag sama bopp ma la gënal du bañ naa la sama sàmmkat am fu muy sàmmee sama béykat am fu muy béyee yow nga bugg ci tabax ay kër wala def ci leneen sama sàmmkat yi dootuñu amati fu ñuy sàmmee suñu béykat yi dootuñu amati fu ñuy béyee loolu bañuma la loolu damay sàmm sama njëriñu sàmmkat ak sama njëriñu béykat ñun nag ñun waa FRAPP d'accorduñu pour que le nord di exploiter le sud waaye d'accorduñu tamit pour que le sud di exploiter le sud ndaxte bu ñu seetaanee lii lu muy niru mooy le sud exploite le sud mooy le Maroc exploite le Sénégal avec la complicité le silence des autorités sénégalaises lii mooy wax ji leneen lu ñu fi munti waxuñu dëgg Maroc amul benn doomu Sénégal bu fa mun am 1 centimètre carré loolu mooy dëgg ñun ñëpp am nañ ay mbokk Maroc mun na am sax yéen miy toog fii di ñu seetaan mais xam ngeen ñoo xam ne dem nañ Maroc wala ñu ngi Maroc nañu laajte Sénégalais yi nekk Maroc ndax mun nañu am 1 centimètre carré ci Maroc waa kon luy ndeyu ñoom ñu mun am ay hectares ñu xañ ko suñu sàmmkat xañ ko suñu béykat lii mooy wax ji sànni nañ xeer toj nañ oto toj nañ vitre damm nañ palanteer damm nañ siis loolu yépp c'est une entreprise de diversion massive c'est tout c'est une entreprise de diversion massive qui tente de cacher le principal la question de fond l'enjeu mooy la spoliation foncière de Sénégalais au profit de Marocains et encore une fois nous ne sommes pas d'accord avec l'exploitation du nord, du sud par le nord, mais nous ne sommes pas d'accord aussi avec l'exploitation du sud par le sud. Et c'est ça qui est en train de se dérouler. Lii la ñu wax ne d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg fii nag na fi ñëpp ñëw Sénégal dëkk teranga la waaye du ñu nangu mu nekk teranga pour la spoliation foncière contre des Sénégalais déedéet. d'accorduñu pour que suñu teranga Sénégal bi nga xam ne àddina bi yépp xamee nañu ko mu nekk une teranga pour l'accaparement foncier des terres des paysans et des éleveurs sénégalais c'est aussi simple que ça loolu nag bu noppee foog ñu wax ne comme waa Dougar nanguwuñ ko waa Dougar foog ñu xeex foog ñu défendre mais seen maamaati maam ñoo gor àll bi ñoo doon béy foofu ñoo doon sàmm foofu lañ leen suul foofu lañ leen rob ñu bëgg leen ne jóge leen fi moo tax tamit bu ñuy waxu violence tey jii nii ci Sénégal nañu fàttaliku ne waa Dougar ils sont victimes d'une violence
nañu bàyyi tamit violence bi di bàyyi rek naan xawma politiciens yi wala activistes yi ñoom ñoo victimes de violence wala kujje bi wala xawma déedéet les populations sénégalaises sont victimes de violence et dans le cas d'espèce les populations de Dougar sont victimes de violence foncière ndaxte ñëw fekk kii moo sa suuf sàcc sa suuf te doo ci mën dara boo yuuxoo ñu jàpp tëj weer yii passé jàpp nañ ci ay membres tëj leen kaso jugé leen depuis 10 ans ñu ngi xeex violence mën na romb loolu en réalité même yéen journalistes yi da ngay toog jàkkaarloog sa télé sa rajo jàkkaarloog sa site wala sa journal papier nga naan waaw nekkaguñu sax ci pré-campagne violence am comme s'il y avait une violence de pré-campagne une violence d'avant pré-campagne et une autre violence boo xam ne ñun kenn gisu ko mais en réalité c'est la même violence bi ñuy dóoree population yi ñenn ñi di toog ne pat violence boobu la ñuy utiliser contre les hommes politiques moo tax tamit hommes politiques yi bu ñu toog di seetaan ni ñuy piétiner ak yelleefu waa Dougar wala ñeneen ci Sénégal ñoo xam ne dañuy aakimoo seen suuf mais noonu la ñuy piétiner après les droits de Barthélémy Diaz ou de Karim Wade ou de Ousmane Sonko ou de Khalifa Sall ou de Guy Marius Sagna moo tax il faut se battre contre les violences il faut lutter contre les violences mais contre toutes les violences et en réalité violence bi ñuy wax naan moo ñëw commencé am violence boobu commencé na am yàgg na ci waa Dougar ci ñeneen ak ñeneen ñaa gis Kër Moussa Tobène Kawoon Guéréo Kignanbour ñoom ñépp ñuy sàcc seen suuf gàddaay kan moo fàttalikuwul policiers yu doon dóor di toroxal suñu yaay yi ca gàddaay mais c'est la même violence donc ñu ngi invité tamit bu ñuy xeex contre violence faut pas que ñu jël rek xëy na la violence contre Guy Marius Sagna et la violence contre les citoyens anonymes et la violence contre Adja Sarr de Dakaractu depuis 1 an ba léegi mënugul taxaw et cette violence là mais dans le cas d'espèce est la violence contre les populations de Dougar léegi nag bu ñu bëggee ñëw nangu seen suuf ñu ne waa Dougar nañu ne pat nañu ne tekk nañu ne meng donc foog ñu xoolaat loolu bu baax a baax ñun en tout cas waa FRAPP tey la ñuy réaffirmer suñu engagement aux côtés de tous les spoliés fonciers de toutes les victimes de spoliation foncière à travers le Sénégal notamment waa Dougar ba keroog ñu leen di delloo seen suuf ba keroog ñuy am accord boo xam ne ñuy xaatim ak état du Sénégal loo xam ne ñoom ànd nañ ci léegi nag man nag sama wax dëgg yàlla du ma layam yi le principal sponsor de la spoliation foncière ngeen baal ma mais c'est le président Macky Sall moom mooy le président de tous les Sénégalais il est au courant de ça il est au courant de lii xew Dougar moom moo wax ay yoon ki yoon que chaque jour entre 20 et 50 dossiers de spoliation foncière de contentieux foncier da koy jot moom président Macky Sall kenn waxu ko moom moo ko wax tous les jours bés bu yàlla sàkk moom dina jot 2 fukk ba juróom fukki dossiers yoo xam ne ay coowal suuf la ci Sénégal waa léegi lan moo tax li nga def ci coronavirus defoo ko ci corona foncier ci corona suuf ndaxte corona suuf bi moo gën a métti corona en fait virus ndaxte béykat sàmmkat boo jëlee suufam rey nga ko coronavirus boo ko amee mun nga bañ a dee waaye corona suuf moom boo ko amee dee nga ndaxte da ngay am sa suuf nga ndóol nga béy nga ndóol kon boo ñàkkee sa suuf yow lan nga nekkatoo nit nekkatoo dara lan moo tax le président Macky Sall du jël ay décisions fermes pour corona suuf jóge fi ndaxte corona suuf si bëri na donc ñu ngi interpeller le président Macky Sall na bàyyi di sponsoriser la spoliation foncière na bàyyi di commanditer la spoliation foncière na jël ay décisions fermes naa ko waxaat waa Dougar élection locale yaa ngi ñëw gars yi ci suuf la ñuy financer campagne ci suuf seen suuf
ak suufu ñeneen ci la ñuy financer campagne élection locale ci la ñuy financer campagne élection législative ci la ñuy financer campagne élection présidentielle donc nañu bañ nañu lànk lu jaaduwul fippu contre lu jaaduwul yoon la donc lii mooy li nga xam ne moom la ñu bëggoon wax di wax ne kon waa Dougar ils sont dans le droit ça fait 10 ans ñu ngi xeex président Macky Sall 2012 la fi ñëw waroon na régler kaawu Dougar ce n'est pas trop tard bu ko réglé wee alhamdulilah bu ko réglé wul xeex bi day daal di continuer ñu ngi naan jàmm ñun jàmm la ñu bëgg waaye jàmm dafa am beneen tur beneen turu jàmm mooy dëgg beneen turu jàmm mooy justice yoon l'autre nom de la paix c'est justice l'autre nom de la paix c'est la vérité or justice fii mooy dañoo tooñ waa Dougar dëgg mooy dañoo tooñ waa Dougar kon jàmm mooy nañu delloo waa Dougar seen suuf wasalaam jërë ngeen jëf bu dee am ngeen ay question daw da régler problème bi bu ko réglé wul waruñu ko jox ndam ndaxte nag nit nag da ngay am full ak fayda ci sa bopp waaw yéen waa Dougar na ngeen jiital ñi nga xam ne ñooy xeex ngir njëriñu Dougar ci suuf si bépp candidat ak bépp liste boo xam ne fukki at a ngi waxuñu dara waxuñu tus kenn du leen gis ci marche kenn du leen gis ci sitting bu ñu jàppee suñuy doom kenn du leen gis bu ñu leen di àtte kenn du leen gis mais ñooñu wax dëgg yàlla bu ngeen leen votelee du baax te nag xeex bi mënoon na gën a xumb te incha allah dina gën a xumb waaye bokk na ci li koy xumbal bu fekkoon on avait tout le conseil municipal à nos côtés kon élection locale yii itam jamono xeex la de xeex bi dañ ko war a wëyal ci campagne bi xeex bi dañ ko war a wëyal ba ci bésu vote bi waruñu dooleel ñi nga xam ne dañoo ne patt ne tekk ne méng ci mbiru Dougar buñ ko defee ñàkk fayda donc xeex bi dafa war a continuer jusque dans l'urne bi Dougar li ñu war a dugal ci bésu vote bi mooy non à la spoliation foncière na non à la spoliation foncière gagné le 23 janvier 2022 les terres de Dougar aux habitants de Dougar na gagné le 23 janvier 2022 sinon bu leneen gagné ñun dinañ ñàkk fayda ñun ñëpp dinañ ñàkk fayda te nag mënuñu ñaaw ba pare ñàkk fayda les terres de Dougar aux populations de Dougar les terres de Dougar aux habitants de Dougar non que ñuy simmi sénégalais di jox marocain non que ñuy simmi sénégalais di jox keneen wasalaam